maaleykum maa ngi nuyu ñi ma fi fekk ñëpp waa Pikine Est nuyu naa leen di kontaan nag ci dalal bi ngeen ñu dalal accueil bi sedd na xol neex na torop ci xol di nuyu Fara di jël nuyoo délégué de quartier yëpp di ko teg sa loxo nga tasaareel di nuyu nag monsieur le maire Matar Aydara di jël nuyoo waa Pikine Est yëpp di ko teg sa loxo pour nga tasaareel ñu di jël tamit nuyoo monsieur le maire Issakha Diop le jeune maire dynamique nga xamante ni tuddeewu ko boppam président de la république moo taxaw tuddee ko te mi ngi dox ci loolu kon ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg sa loxo pour nga yeggee ko li tax a jug nag madame Mbaye mooy tey jii seet si monsieur le maire Issakha di suñu càmmiñ di suñu xarit pour gën a xamante man de xam naa ko waaye ñoom ñii gor yii ñoo bëgg a xamante gor ndax gor ak gor dañuy xamante te Issakha gor la yaru na te madame Mbaye ànd ak adjointam bi ay gor lañ parce que gor rek moo mun a boot plus de 300 femmes te coow du jib ndax ku ne xam na jotaayu jigéen dafa metti mais macha allah kenn du coow ndax gore mooy nga jël sa alal di def ci biir nit ñi bu tabaski jotee yaa ngi ci aide yi barki démb bu korite gi plus de 300 ginaar soble pomme de terre lépp loo xam jigéen da koy soxla ci biir sutura rek distribué nañ ko nga yóbbu sa kër loo am nga ñëw fay ci sutura te def naa loolu gor rek moo ko mënal moroomu jigéen te loolu si lay doon. je m'appelle Rokhaya Diongue ñu gën ma xam ci maman Diongue mu ñëw teewal fii Calabas bi mais avant tout damay nuyoo ba pare damay nuyu suñu mbokk yi ñu dalal suñu càmmiñ ci dalal bi ngeen ñu dalal waaw di wax rek ñaari acte lañ ñëwee comme ni ko Mame Diarra waxee sànq ñëw nañu benn ndax ay femmes lañ te ku wax développement wax jigéen ku wax def social wax jigéen te ñuy yëngu ci Calabas te ku wax aussi Calabas wax développement ak social ñu ciy dox nag ba mu jeex ba tey loolu moo waral élan bi ñu def tey indi ay masque petite contribution rek wane ni daal ni yëf yi ñoo ko bokk waaw di wax tuuti ci Calabas bi parce que Calabas bi Calabas de l'Espérance Calabas la boo xam ne mën naa ni comme ni ko Mame Diarra waxee yàlla moo ko def parce que xam nga sama président dama koy gërëm au passage nga woote ay nit fekk si la dafa jafe te Kër Massar ba Kër Massar daj boo taxee boo ne Calabas de l'Espérance ñëpp xam nañ ko muy def liggéey bu rafet yàlla diñ ci jàppale aussi ndax lépp yàlla parce que nga wax mu yegg sax suñu borom la neex kon bu ñu demee ba yàlla di ñu jàppale ñu def 1 an def anniversaire demaat 3 mois déjà ñu ngi ci presque 300 femmes yàlla jàppale ñu dëgg neexee yàlla boutique bi ñu yor boutique mi ngi dox nit ñaa ngi épargner te gisaguñ ci ku ci nekk sa njëriñ rek nga ci gis sa njëriñ rek nga ci gis comme ni ñu ko waxee rek développement la ñuy def dañuy xeex mi maa ngi nuyu kenn ku si ne turam ak santam di nuyu monsieur le maire Issakha Diop tey nag ñu ñëwoon fii tey ci Pikine Est en tant que présidente Calabas de l'excellence ñu ñëwoon tey nag di ko présenté suñu Calabas bi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi ko tijji ci am na bi ñu ko tijjee léegi am na 1 an ñu ngi ci suñu 2e année ba dugg ci 3e mois bi ma ñëwee ñu dégg ñu ne Matar Aydara mi acteur de développement la dama gën a kontaan parce que def si rek sotti si la ndax booy dox ci social ak développement fekk un acteur de développement kooku yaakaar naa ne sa xel dafay dal comme ni ngeen ko waxee mu nekk lépp maire kon yaakaar naa ne ñun suñu xel dafa gën a dalati ñu koy sant nag vraiment ci accueil bi nga xamante ni accueillir nañu ko mu nekk nit koo xamante ne xëy na nag xamuñu ko mais lim ni woon dal na suñu xel li fi nit ñi wax aussi dal na suñu xel damay dolli rek rof bi rek moom laay def nii di lay wax nag na Calabas bi comme ñoom niñ ko waxee rek tooguñu benn yoon ñun bëgguñu benn jigéen boo xam ne dangay toog di lâché non ñun dañoo bëgg jigéen bu gëm boppam jigéen bu am fula gëm sa bopp jigéen ju nangoo liggéey ndax booy xool Calabas fu muy sosoo kenn toogul te kenn xeebul ci métier ay jaaykatu jën nga fa ay jaaykatu légumes ñu ngi fa
ay jaaykati fruits ñu ngi fa ay couturières ñu ngi fa ay commerçantes ñu ngi fa lépp mu ngi ci biir ñu boole nag suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm ndax bëgguñu benn jigéen bëtam xonq dama na loolu na fi jeex tey moo tax nag ñu jóg takku suñu sër comme ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo di takk sër ñu ne acca jàmbar ca waar ba ci ñu toog du ñu def mukk ginnaaw di tàllal loxo nag suñu càmmiñ ñi nga xamante ne dañuy jox ci social ak développement comme monsieur le maire Makhtar Aïdara ak Issa le maire ak keneen ak keneen ak keneen bàyyiwuñu kenn nga xamante ne nag seen jigéen lañ ñoo fi ñëw pour nag wax dëgg yàlla bëgg xamante gi yéen yàkkamti woon xamante bi tey la ko yàlla dogal ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm comme ni ko Diarra waxee rek ñun population bi moo ñu ñor population bi moo ñu ñor donc bu feebar xamee na bu feebar amee muy mbas mii waroon ñu toog croiser les bras parce que ñun ay yaay lañu te ku ne xam na ne yaay moo jur doom waaw moo tax nag ñu jóg daf suñu taxawaay bii comme yàlla def na man couturière laa damay ñaw waxtaan ceeg sama ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal calebasse bi ñu jóg nag comme ni ko Diarra waxee étape par étape di dem ci maire yeeg député yi di leen jàppale parce que yaakaar naa mbooloo mooy doole te dompat sax ci sot la bokk moo waral geste bi nga xam ne tey ñëw ne calebasse de l'excellence def ko tey jii indil ko suñu petit frère suñu grand frère Issakha Diop ak suñu grand frère Makhtar Aïdara ak naataangoom yi nga xamante ne fekk nañ leen fi muy délégué de quartier ak membre de bureau yi nga xamante ne waa mairie bi bàyyiwuñu kenn ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm kontaan nañ trop merci beaucoup. doublement donc mënuñu woon am accueil boo xam ne accueil bu simple lay doon donc boo xoolee lépp betteel la donc comme vous l'avez si bien dit le maire dafa génn ci Pikine dafa génn Pikine nii actuellement nii. donc à grande pompe bi ma ko waxee je pense que man aussi j'ai pas hésité à essayer de mettre le décor soo xoolee ñi fi ñëw ñëpp ku si ne dama jékki rek ne la ñëwal dama jékki rek buur mii mosul ñu toog nii jot ay bu mel nii dama jékki rek buur xoone ma ne ko yegsi dafay délégué de quartier Sidi Ba l'acteur de développement communautaire ak Balla Dione mu fiy représenté suñu xarit suñu Serigne Modou Kara donc defuñu fi ay coloration ñun Pikine Est doxuñu ci loolu donc au hasard laa leen woo nii c'était pour que aussi qu'on puisse comprendre fii ñun Pikine Est ñëpp ay maire lañu fii ñëpp ay maire lañu amuñu lu ñuy nëbb donc je pense que bu ñu fi defoon musiba tey fi tey ñii ni ma leen woowee noonu par hasard ku si ne dina la wax li ko metti ak li ko naqari donc témoignage mënul weesu sa askan nous n'avons pas besoin de dire nii laa mel nee laa mel amul solo donc di magnifier hautement geste bi ngeen def moo tax tamit ma woo askan bi ne leen ñëw leen ñi ma fi woo boo leen rombee romb nga askan wi lu baax dañ koy siwal ñëpp fekkee ko teg ci seen bët madame la présidente ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax donc madame la vice présidente aussi ñu ngi leen di nuyu di leen xamal fi leen Mame Diarra indi seen kër la ñu ngi leen di wax ne soyez les bienvenus donc malgré la situation ak xat-xat yëpp mënuñu leen woon ñàkk bañ a recevoir parce que comme ni ko buur waaye léegi-léegi mbas mi dafa yóbbu suñu xel ñun ñëpp waaw mbas mi yóbbu na suñu xel ñun ñëpp ak suñuy fit mais alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu yàlla mayee soxna yoo xam ne tey comme talaatay deer rek am na ñu taxawaay boo xam ne maanaam fu góor yi dara def marche arrière rek ñu taxaw rek dëgëral leen waaw dëgg fa neex yàlla lu ñuy ñaan mooy yàlla suñu borom taxawu leen yàlla may leen wér et que jàpp leen ne lépp loolu nekk ñu ngi si biir donc comme ils l'ont si bien dit le maire Issakha Diop dafa am tendance di daan néew doole terewul xeex moom loolu lay wax moom du neenal ñun xamuñu loolu fii commune Pikine Est lu waaye indi rek dañ ciy jéem parce que espoir dafa baax ci doomu aadama ñun bu ñu nee moom président Macky Sall bu nee le maire dynamique ñun ñu tuddee ko l'espoir donc espoir boobu mooy lan mooy lu waaye indi rek moom toujours da ciy jéem dara donc moo tax ma ne la ñëw ngeen fi ngeen xam ne leket bi du neen incha allah bu neexee yàlla loolu moom lu ma leer ni midi à plus forte raison vous n'êtes pas venu tendre les mains vous êtes venu montrer
que vous êtes venu pour nous soutenir par rapport ak action bi nga xam ne moo fi xeej tey ñun nag ku ñu lebal ñun moom dañuy fay ñun dóor fayu la ñuy def quoi waaw loolu lu ma leer ni midi la waaw moo taxoon nag may jéem a gën a taaral jotaay bi su ma ko mënoon yokk ba salle bi fees dama koy def bul sonn parce que nit ki mënul déplacé wu dëkk ak dëkk déplacé wu ñëw pour jàppale ci li nga xam ne tey fi tey moo jaaxal ñëpp man may xeeb loolu man mënuma ko donc xam naa dayop ki nga xam ne moo tax ma toog fi muy le maire Issakha Diop donc bu fi teewoon cër ba mu koy jox wa honneur mu ko jox mooy waral man tey fi tey ma doxee ni mel di jéggalu aussi tamit encore une fois de plus ci le fait que fekku leen ko fi mais gëm naa ne dina ma wutu gëm naa ne dina leen recevoiraat gëm naa ne dina dox ak yéen gëm naa ne dina leen jàppale parce que lépp loo xam ne neex na le président Macky Sall rek moom mi ngi ci yàlla nañu yàlla am dimbali ba li ñu tàmbali mu doon benn bismillahi rahmaani rahim ñu war ko eggali ci alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp fekke ko tal ko ba keroog mbas mi di fi jóg jërëjëf maa ngi leen di remercier bu baax di leen ñaanal aussi tamit bon retour chez vous merci beaucoup madame la présidente bien